yenn kaay yeeg la ñu xëyee we don't care j'aime bien le titre l'observateur moo ko xëyee foofu la ñuy tàmbalee yenn kaay yi. waaw muy titre bu am solo. we don't care ak Sadio Mané ngi ni yëkkati loxo bi 19h30 incha allah kon mooy événement bi match Sénégal Égypte wala Égypte Sénégal comme waa Égypte kon ñoom ñooy dalal équipe nationale ba tax na kon journal l'observateur daal dina fi ñëw rek na gars yi summi manteau champion d'Afrique bi ngir confirmer bu ko defee kon ñu mën a bindaat taarix qualifié coupe du monde Sadio Mané ak ñooñam war a nekk ñaareel ci ñoom ñi nga xamante ni mooy boobee génération nekk kon champion d'Afrique match bi tey jii ci ngoon la journal bi daal di ñëwaat également ci embouteillage yi fii ci Dakaru BRT beeg perte ak profit ñëw na ci ak conséquences yi nga xamante ni ci wàllu croissance économique muy dossier boo xamante journal bi daal dina ko fi def et puis tamit li njombe la ab faux docteur bu ne dafa piqûre ab pharmacien bi ngi tuddoon docteur Momar Diop moom nag bi mu faatoo dafa mel ni jiiñ nan baaraamu tuuma aawo bi muy loo xamante ni kon yéeme na et puis fait divers bi tamit ma nga xewee ca Yoff kii nag moom dafa mel ni ay xale di jànq ñoo génnoon ci école bu mu génne waa yàlla di leen ko xuuxale ba tax na imam baa ci yem mujj kon rek daal di ciy wax et puis tamit gis nga ko lan moo tax kon mbalax jafe-jafe am ci diggante Wally Seck ak kii di Sidi Diop dafa mel ni ñoom ñaar daal ci wàllu buzz ak wàllu classe ña nga ja comme ni ko gars yi doon defee rek ci wàllu rab bi soxna Fati. aywa enquête daal di ñëwaat rek ci nee na Leto sa dessert jëm ci li nga xamante ni kon moom mooy Mali ku ne xam na ni kon sanction yi nga xamante ni tegoon nañ ko fii muy CEDEAO rawatina kon UEMOA tegg nañ yooyee sanction ñi ko def nag mooy cour de justice bu UEMOA ñuy xaar conférence des chefs d'État war a daje kon fa li nga xamante ni moom mooy ci Accra jublu kon ci CEDEAO xëy na mën nañoo dem sax ba daal di ubbi li nga xamante ni mooy frontière yi di leen ñëwaat yaatal kon yeneen ponk yi comme ni maa xooj le quotidien dafa mel ni Idrissa Seck kon jëm rek ci reconquête Thiès dafa zappé kii di Yankhoba Diattara mi jiite woon li su Benno Bokk Yaakaar ci élection territoriale yi nga xamante ni moom lañ génn mu ñu mujj koo ñàkk kon Idrissa Seck daal dina koy zappé itam lu am solo évaluation ci performance dafa mel ni léegi désormais magistrat yi dañ leen di noté Guy Marius Sagna moom nee na dina kalaame ca yoon police ndax rek dañ koo jàpp bàyyi ko ca àll ba jël lam yoroon ci koppar dafa mujjee dox daal di ñibbi këram. aywa le soleil. Saër Niang mi nga xamante ni moo jiite ARMP autorité de régulation des marchés publics kon bu ñu sukkandikoo ci soleil ku ne xam ne ni ARCOP bi mooy autorité de régulation de la commande publique moom mooy remplacer kon ARMP ba tax na kon li ci war a soppeeku yëpp journal soleil daal dina ci ñëwaat et puis tuberculose 13 902 cas yoo xamante ci atum 2021 moom lañ daal di noté ak 452 personnes yoo xamante ñàkk nañ seen bakkan dina ñëwaat également ci comme on se retrouve am na beneen journal bu titré nii mel ni Sénégal ak Égypte encore di leen retrouver yu ginnaaw ban daje fële nga xamante ñooy Cameroun ci finale Coupe d'Afrique bi. aywa Libé. ñëw ci li nga xamante rek mooy série macabre ni nga xamante ni dañuy xaru dafa mel ni kon chiffres yi jéggi na dayoo ci weeru février bi rek gis nga ko daanaka fukki doomu aadama xaru nan ñoo xamante danoo takk seen bopp takk buum ci seen baat daal di xaru bi ci mujj kon mooy li nga xamante ne rek gis nga ko kii moom nag mi ngi tudd kon Koundou Sarr 70 ans la am fekk ko moom it mu daal di rek xaru ma nga xewee kon ca wetu Kédougou muy loo xamante ni cas de suicide yi mi ngi bëri fii ci Sénégal tuberculose également chiffres yi 452 personnes yoo xamante ni kon rek danoo ñàkk seen bakkan ci atum 2021 Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xamante démb bi muy présider célébration journée internationale de lutte contre la tuberculose daal dina ci ñëwaat rek 33% cas yi nga xamante ni kon estimé Sénégal dafa mel ni demoon ci structure de santé yi ngir daal di faju maître Moussa Diop amatina dëgg kon ci Dakar dem di ki mu doon jiite ndax rek attekat bi nee na ñoo daal di koy fay ndàmpaayu 90 millions de francs CFA. Bougane Gueye Dany dafa mel ni mi ngi toppandoo Macky Sall jokkoo tiñal Macky comme ku ne xam ne ni Macky Sall créé na fi concept ak ndaw ñu tuddee ko jokkoo ak Macky moom nag nee na day def moom it jokkoo tiñal Macky bu ko defee mu daal di recevoir ndaw ñi ñuy def loolu su ko defee ci wàllu politique comme ni mu ko doon defee ci wàllu tibb tànk et puis tamit rébellion bi ñu nemee ko ci Parcelles Assainies jëm ci parti au pouvoir journal bi daal di ñëwaat et puis tamit Sonko gis nga ko rek toujours en confinement lankal nañ ko ne duñ ko jox passeport bi ko mën a tax rek mu génn réew mi. Walf Quotidien. moom Sonko ak Barthélémy Diaz kon dafa mel ni confrontation mënul ñàkk seen diggante ndax rek ci wàllu ambition ci wàllu politique gis nga ko ni kii mooy maire bu Ndakaaru kii maire bu Ziguinchor jëm rek ci wàllu ñoo bokk nag seen coalition boobu di Yewwi Askan Wi et puis Assimi Goïta moom nee na dem wuy ji rek ñi nga xamante ni kon mooy chef d'état yi dafa yebal ministre des affaires étrangères ministre bi tamit dootul mujj a dem ndax rek affaire bi wii ko loolu mbiram chef d'état la et puis tamit gis nga ko match bi nga xamante ni mooy rek fête durer le plaisir jëm rek ci bànneex bi nga xamante ni ngay xaar ba léegi ci équipe nationale bu Sénégal
Sénégal ginnaaw li ñu fi amoon kon ci wàllu Coupe d'Afrique di wàllu ndam la. Les Échos. Ousmane Sonko kon main levée bi nga xamante ni sàkk woon na ñu daal di koy tegg rek ci kon lii mooy li ko yoon tegoon rek jëm kon ci contrôle judiciaire bi lankal nañ ko avocat yi nag gis nga ko rek nee nañ di leen dem rek kon ñuy wax rek conseiller nañ Sonko muy dem di signé yi su ko defut tamit la métti ci moom lay jógee et puis tamit di leen ñëwaat ci loolu lépp Sénégal kon gagné rek pour nga xamante ni confirmer dynamique bi nga xamante ne ci la nekk Aliou Cissé yëkkati ñi kàddu Kalidou Koulibaly di coach bi la même chose Carlos Queiroz bi nga xamante ni tamit mooy coach bu Égypte moom it naka noonu mel ni kon match bi gars yi ñu ngi koy xaar bu baax a baax 65 ans booba léegi sëñ Babacar Sy bi mu génn àdduna journal bi taxaw na ci. aywa bés bi le jour daal di ñëwaat ci Égypte Sénégal Lions yi gis nga ko ba léegi rek xiif gi ñu xiif wàllu victoire mel ni kon Aliou Cissé gis nga ko moom it nee na daal gis loolu foofu la ni xaar équipe nationale bu Sénégal ak taxawaay bi ñu war a taxaw classement bi tamit gis nga ko rek reconduction 11 de départ bi nga xamante ni xëy na moo gagné woon rawatina moo départ woon ci finalu Coupe d'Afrique fële ci Cameroun et puis Macky Sall tey le 25 mars kon top flop décennie bi nga xamante ne maanaam fukki at yi nga xamante ne def na ko ci boppu Sénégal fan la Salif Sadio làqatu journal bi samp na ci laaj te boo saagunal aussi kan bu naa mën naa ñàkk ci réew mi comme ni ko le quotidien waxoon jëm rek ci gestion carrière magistrat yi dafa mel ni ñoom ñi désormais rawatina kon juge yi dañ leen noté ci seen i taxawaay loolu nag ay coppite yoo xam ne journal bi daal dina ci ñëwaat des ci justice ba léegi ak main levée bi juge bi lànk ne kon du ko tegg rek ci contrôle judiciaire bu Ousmane Sonko et puis tamit gis nga ko muy le malade du cancer bi nga xamante ni dafa rek bi ni koy defal thérapie ci la ñàkk ba kanam avec son faux médecin muy loo xamante ni wàllu faux médecin ba léegi kon mi ngi am ci réew mi ak lañ ci waxoon sànq soxna si nga xamante tamit doonoo piqûre borom këram mu daal di génn àdduna. aywa Vox Pop. Vox Pop la ci fukki at Macky Sall alors querelle pouvoir rawatina majorité beeg opposition bi ci la daal di ñëwaat moom Macky Sall nag bilan bi liñ ci gën a nemmeeku loolu bokk na ci wàllu politique ak taxawaayam ak tamit ñi nga xamante ne moom mooy ku jógi am na ci avis partagé yoo xam ne gis nañ ko ci muy Moussa Sarr bu LD Serigne Assane Kane kon mooy les FDS les jàmbaar ba ci sax Pape Sarr LD début ak tamit Ousmane Faye bu Watook Bougane Gueye Dany ku ci nekk yaa ngi noté président Macky Sall kon 10 ans après ki yor kàddoom nag mi ngi ni moom gis nga ko il est plus facile nee de changer le visage d'un pays que le regard d'un détracteur loolu la daal di wax moom mi nga xamante daanaan ku sa wujju di sëlam du set doo set loolu la Seydou Gueye daal di wax et puis ki nga xamante tamit mooy Guy Marius Sagna am na lu ko métti ci police aywa ñu dem ci Source A ba léegi rek gis nga ko muy Diop ISEG kon menacé d'expulsion mais ni kon après confirmation li nga xamante ne mooy décision bi nga xam ne rendu nañ ko en première instance ay surtout Seydi day daal di rek saisir kii di huissier de justice mi daal di càmbari mbiram Bougane Gueye Dany kon dina tiñali Macky Sall Guy Marius Sagna ak ñooñom na leen police def métti lu nañ ko jàpp leen sànni leen ci àll bi et puis Matar Ba mi nga xamante ni itam sans détour jëm rek ci Égypte Sénégal ak tamit waajtaayu match retour bi aywa le Témoin quotidien mu ne exclusif la daal di wax muy offensive bi nga xamante ni armée def na ko ngir ak setal Nord Sindia basu Salif Sadio dafa mel ni moom Salif daal daw na moom nag gis nga ko soxnaam ndax gars yi dañ leen ërtaloon image yaa ngi nii dëkkuwaayam mi nga xamante ni fa la nekkoon moom Salif Sadio ba tax na le Témoin daal di publier en exclusivité image wu moom Salif fii mu nekkoon et puis dossier bi nga xamante def nañ ko lan moo tax sëy di tas rawatina kon ñi am 20 ans ak 40 ans diggante boobu daal nemmeeku nan ni dafa mel ni gars yi daal mënuñoo mooy ci ay sëy tee ko baax lan moo tax journal bi ci ñëwaat. am na école bu ñu sampoon fële yàggul l'école des comment. jënd caare ko des Maris l'école des Maris am na solo l'école des Maris waaw. aywa Sud Quotidien. Sud Quotidien mu mel ni kon Lions yi rek mission commando la nekk fële ca Égypte franchir li nga xamante ni kon mooy pyramide yi su ko defee gën a jege. fële ca Qatar 2022 muy coupe du monde boobu et puis UEMOA bi nga xamante ni ordonné ñu daal di rek teggi daan yi tegoon Mali ci wàllu koom-koom rawatina ak mbiram franc CFA ak banque centrale. aywa record ak tàggat yaram ba léegi rek Lions yi nga xamante ni kon tey jii dina jàkkaarloo ak pharaon yi ñoom it dañoo bëgg a fayu ci wàllu revanche ndax Sénégal moo leen gagné woon ci final coupe d'Afrique fële ca Cameroun ba tax na kon gis nga ko attaque baa ngi nii boo sax noonu moom la kii di Aliou Cissé de reconduire muy Ismaïla Sarr Famara Diédhiou ak tamit Sadio Mané muy loo xamante ni kon ñu ngi koy xaar ba léegi kàddu yi tamit gis nga ko yëkkati na ko rek mu ne moom Lions yi daal xiif nañu wàllu victoire moom Aliou Cissé moom moo ko wax Kalidou Koulibaly capitaine bi moom nee na rek il faut ñu daal di gérer pression bi ku ne xam na ni du yomb ndax stade bi dina fees public bi ak kii
à la cause quand même des Égyptiens mais gars yi ragaloon ko et puis mondial bi nga xamante ne gis nga ko après 2018 Italie moom it daanaka séisme la ci wàllu football ñoom ñi nga xamante ne ñooy champion d'Europe duñ dem fële ci Qatar. aywa stade. mondial barrage Égypte Sénégal mais ni kon il faut rek ñu franchir l'obstacle du Caire loolu nag taxawaay la laaj ci wàllu football tey jii ñoom xam nañ ko ba tax na gis nga ko Aliou Cissé sélectionneur national nee na jouer avec beaucoup d'intelligence su ko defee kon ñu mën a gérer boobee match capitaine équipe nationale bi tam gis nga ko nee na il connaît bien Salah bien sûr parce que dañu naan final ba mu tëj ko Salah gisul dara moom mi nga xamante ni kon mooy Kalidou Koulibaly ci jamono jooju gis nga ko waa Égypte tamit ñoom it ñu ngay gettaru di xaar Carlos Queiroz mooy sélectionneur bi moom it gis nga ko nee na match bi daal li mu laaj gis nga ko rek ay sacrifice la te ñoom xam nañ loolu dinañ ko def Italie du dem toog nañ. très bien sunu lamb. suñu lam jëm rek sécurité combat bi nar a dox ci diggante kon Bombardier ak Eumeu Sène dimanche bii la match bi sax moo tax xam naa moom combat bi xaw a buzz bi daal di manqué moom loolu nag Gaston moom nee na dina mobiliser lu toll ci 1000 policiers su ko defee kon ñu doo waajal boobee combat Alioune Gueye ak Ibnou Diop ku ci nekk daal ba ci zal ba am na ay kàddu yoo xam ne soxna Fatou yëkkati noonu ko ci loolu. très bien Chérif yéen kaay yi ak la ñu xëyee ñu lay jaajëfal mu nekkoon pàcc bu njëkk bi Malick Thiandoum Chérif joxe na ko sànq ne xibaar président Macky Sall def na fukki at ci bopp réew mi tey loolu am na yéen kaay yu ko xëyee muy actu commenté bi Malick. jërëjëf Fati fukki at moom taxaw seetlu daf ci laaj xool li nga xam ne wax dëgg yàlla moom la président de la république Macky Sall def ci lu baax xool tamit li nga xam ne moom mooy sooxe muy xayma fukki at mu mel ni que président ci fukki at yi bari na ay points positifs yu nga xam ne am na ci waaye tamit du lépp moom moo rose comme ni ñu koy waxee donc gis nañu ci wàllu infrastructure wax dëgg yàlla Macky Sall def na ci lu am solo liggéey na ci lu am solo nekk tamit ku nga xamante ni ci wàllu mbas mi bi mu ñëwee Sénégal am na ci taxawaay bu am solo mu jël ci ay mesures hardies mais bokk na ci li nga xamante ni tamit moom la ñuy gis ni des na mooy front social bi bëri na ay ñaxtu ndax daanaka syndicat yi foo lamb kenn ku ci nekk yaa ngay wax li nga xam ne moom moo la métti gisoon nañ fi enseignants yi gis nañ fi ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa santé bi ak lu ni mel waaye tamit gis nañu ni dund gi cher na lool ci jamono ji loolu yëpp bokk na ci yu nga xamante ni yu ñu walla joyanti la ci nekkinu askan wi dund askan bi lu taratar la mais ci wàllu infrastructure ak ci wàllu réalisation Macky Sall ak gouvernement am def nañ ci liggéey bu am solo. 2012 bi mi fallu mi ngi doon xëccoog président Ablaye Wade mu nekkoon contexte bu compliqué soxna Fati bi mu ñëwee boo xoolee sax liñ ko fale woon presque 65% la muy loo xamante ne genre plébiscite la bu nit ñi defoon am yaakaar ci moom ndax programme bi leen Macky Sall saxoon dans un premier temps da doon wax yoonu yokkute bi ñëwee ba ci biir mu indi seen plan Sénégal émergent ak tamit doon wax ay gestion sobre et vertueuse surtout ci wàllu jikko yi parce que ñi fi nekkoon li taxoon ñu jëlewuloon fi wàllu arrogance bokk na ci yëg seen bopp wante tamit di luubal alali Sénégal donc bi mu ñëwee gis nga ko ñu indi fi cours de répression de l'enrichissement illicite vraiment yéen a ji amoon na solo surtout ci wàllu parce que ni ko Malick waxee ci wàllu infrastructure c'est vrai que Macky Sall def na ci lu am solo mais du rek ci wàllu infrastructure parce que li naan toujours le bilan immatériel dafa am solo te loolu moom la ñuy gën a xaar sax ci njiitu réew mi muy ay réformes mais malheureusement bi ñu demee yéen a jëm moo doon réélection taxoon na kon gis nga ko mu daal di jàdd ci mboy gi ci wàllu woowu tax nga ko am jafe-jafe ci wàllu opposition bi gis nga cours de répression de l'enrichissement illicite boobu ñin fi àtta ci wàllu politique parce que procureur bi fi nekkoon di Aliou Ndao 25 personnes la waxoon ay personnalité mais gis na ñu ci bëri lan doon su reproché Abdoulaye Wade Macky Sall commencé waa na ko def bokk na ci wàllu transhumance gis nga tey ñi ko woon boo doon def tey ñi doon ànd ak Macky Sall pendant la campagne wala ñu xeex ak moom ba mu nekk au pouvoir tey ñi ko wër tey bariwul ñi ci bëri dañoo ñëw fekk si li nga xamante ni mooy parti bi ñi ko àndoon ak moom doon xeex ñu ci bëri dàq na leen wala mu daal ñu daal di ko écarté beneen bi tam ci wàllu justice gis nga ko jafe-jafe yi mu am ak ci wàllu opposition muy Karim Wade mi nga xamante ni kon xëy na adversaire la woon Khalifa Sall la même chose ñi ko jege tamit ñoo xam yenn saa yi ñu def na ko sudul noonu mu daal leen di fat loolu nag bon je pense que bokk na ci loo xam boo doon tiré tey le bilan foofu la problème nekkee ne woon na mandat bi déjà moom 5 ans lay def di def 7 ans ba ñëpp rafetlu woon ko mu wax ko fu nekk mais gis nga la joxew après
il a fallu que aussi mu génnaat ci saisir conseil constitutionnel débat boobu muy loo xamante ne xëy na Macky Sall tey boo doon tirer le bilan ci wàllu woowu daal en tout cas ci wàllu bilan immatériel am na lu bëri loo xamante ne war nañ koo defaat te liñ doon xaar ci moom bokk na ci ay réformes yu am solo yoo xam ne ëllëg dina fi bàyyi way woowu parce que infrastructure baax na jumtukaay modernité et cetera mais li nga xamante ne mi di ëllëg comme ni ñu ko doon waxee ci ARMP mi ngi xaar bay waaj a dem ñu wax ne way dañuy woon indiwaat ay réformes gis nañ corps de contrôle yi ni ñu ci tegee loxo nga xamante ni ñi ko jege en tout cas ñi ngi def na ko sudul noonu chaque jour nga gis arrogance bi noonu rëppat sa parti démocratique Sénégal tey la gën a garaaw ci ñi nga xamante ñoo ànd ak moom. Merci beaucoup Malick Thiandoum, Marcel. waaw je pense que espoir bi bëri woon na trop ci Macky Sall balaa muy falu d'autant plus que ci candidat yu bëri 2012 moom rek peut-être moom moo bàyyi woon xeexu non au 3e mandat bi pour mën a dem battre campagne à l'intérieur du pays. mu doon démarche bu am solo parce que je pense que c'est la base même de la politique gën a jege population yi on pensait que le message était bien cerné itam lu Chérif wax na ko lu jëm ci wàllu bonne gouvernance transparence ak li mel bokkoon na ci lu taxoon population yi bëggoon fi évincer Wade pour indi Macky Sall mu defoon ko promesse de campagne tamit mais bon quelque temps après on se rend compte que finalement on prend les mêmes on recommence comme nu ko rappeurs yi di waxee il y a eu beaucoup de crises sur le plan social mais bon tout n'est pas jeté à la poubelle quand même parce que am na ñi nga xamante ne tey bu ñu toogee di naan par exemple maître Abdoulaye Wade ñëpp ñu ngi magnifier le fait que ñu tuddee ko stade bu nekk Diamniadio parce que ñëpp d'accord nañ ne am na lim fi bàyyi liggéey yoo xamante ne c'est du concret yaakaar naa ne ëllëg tamit bu Macky Sall demee am na li nga xamante ne lu bëri bàyyi na ko fi comme infrastructure lu ñu koy mën a xoolee. Très bien Cheikh Tidiane. Chérif ñu koy junj sànq Fati bilan Macky Sall boobu soo koy xool am na ci tamit loo xamee ni foog ñu taxaw si muy les promesses non tenues ni mu ko waxee te à la base sax am na si sax ñoo xam ne bi ñu koy fal bu njëkk ba sax loolu bokk na ci mandat 5 ans bi mu wax ni loolu lay def mu ñëw doxal tuuti andi référendum ci référendum ba tamit mu déggewaat fa ni verrouillé na constitution bi ba fi mu nekk ni ñaari mandat la ba ñëpp jàpp ni loolu la ba tax ñu bari dem voté ji référendum bi ñu jógee foofu mu ñëw du nekk ci nii oui nii non. du ma ne waaw du ma ne déet. et je pense que loolu bokk na ci loo xamee ni tâche la qu'on le veuille ou non qu'on l'accepte ou pas tâche la boo xamee ni mi ngi ci bilan bi réalisation yi baax na infrastructure yu baax na mais réew tamit faw muy dox ci yoon bu leer nit ñi xam fu ñu jëm mais doo toog nekk à 2 ans de l'élection présidentielle alors que constitution wax na yow ngay nekk naan tu prends en otage le peuple naan way damay xaar heure bu ma neexee laay wax ndax dinaa bokk wala du ma bokk. Je pense que ça c'est pas du yoon. parce que premier ministre boobu ba léegi nit ñaa ngi toog di xaar depuis 10 décembre ba léegi. ñi ngi xaar ba léegi gisaguñu premier ministre bi. li ñuy wax aussi muy l'impunité bokk na ci lu nga xam ne Sénégal bëggu ko. maanaam làq doom dóor doom loolu yi tamit dañ ko ci seetlu ci lu bari. te yooyu yëpp dafa bokk si lu nga xam ne Sénégalais bëggu ko. Sénégalais lu mu bëgg mooy la nga ko dikk nga def ko. la nga waxante woon ak moom ba mu fal la nga def ko. donc xëy na bëri na ay manquement ci yu bari. mais li ëpp solo mooy. réew la mu nga xam ne. kenn waru ko pàccoo comme ni ko Samb doon waxee mais dañ ko war di péncoo. aywa muy lu am solo ñu ko doon wax dégg ngeen liñ ci wax am na ay points positifs yi ci jàpp waaye nag yi dëng bari na te Chérif ak Cheikh Tidiane ak Malick Marcel dellusiwaat nañ ci surtout gis nañu front social bi moom mere na lool nguur gi yi ci mujjee mooy génn yeeg yàq yeeg manifestation yooyu yëpp bokk na ci ñàkk a bëgg ci nguur gi li ci mën a am dañuy wéyal Info Matin 7 heures jot na ba tegal ay simili ñu dem ci un jour au Sénégal un jour dans le monde.